dal leen ak jàmm ci seen émission penco nag alxames bu jot ñu di ko amale nii mu di rek dalal fii ñoo xam ne ràññee nañ leen lool ci biir réew mi ak itam ca biti réew ku ci nekk ak pàcc ga nga yëngatu tey ñu di leen fii gan goo xam ne kenn dootu ko laajteeti ci réewum Sénégal rawatina itam ci communauté internationale bi mu di Serigne Mbacké Madina Mboup ngeen gën koo xam ci Serigne Mboup tey nag ñu am mbégte dalal ko fi Serigne Mboup ginnaaw bu ñu la nuyoo ñu bàyyi la nga nuyoog ñi lay déglu. waaw maa ngi lay nuyu di nuyu auditeur Walfadjri yëpp di nuyu waa Sénégal yëpp di nuyu en particulier sama mbokki waa Saloum yi donc foofu sax la ñuy ñëw ndaxte ñu baree bari bu ñu waxee Serigne Mboup xam nañ ko Saloum xam ko itam ci wàllum opérateur économique mais soxla nañu gën a xam sax laay wax jaar-jaar yi tey bu ñu la doon laaj kan mooy Serigne Mboup lan nga leen di tënkal. bon li ma ci mën a wax rek mooy sama jaar-jaar Serigne Mboup ndongol daara la maa ngi commencé jàng alxuraan ak arab ci Kaolack ci école Oustaz Bassirou Boussa moom ma dalal jàng ma jàng fa ba saat wal xuraan boobu maa ngi am fukki at jàng fa arab ba mënoon na xam kalaama arab boobu maa ngi am fukki at après ma dem kokki dem jàngi fa ma demee kokki maa ngi fa dem 76 ma def fa 4 ans tari alxuraan continuer jàng arab jàng ba am niveau bac kokki tamit daanañ fortaatu di jàngale français di fortaatu di jàngale anglais voilà après di jàngale waale parce que nekkoon naa professeur di jàngal nit ñi alxuraan di jàngal arab après nag ba 1983 laa ñëw nag sama papa indi ma normalement sama rêve moo doon ma dem jàngi naa ne pays arabe loolu moo nekkoon sama rêve mais yàlla dogalu ko sama papa toog teg ma ci wetam di ma jàngal liggéey 1983 ba 92 parce que nekk naa sama papa 10 ans 9 ans yoo xam ne nii ma doon woon di ànd ak man di ma jàngal ba 92 bi mu génnee àdduna nag yàlla def mag ci famille bi fexe li ma daan jàngal tamit ma tari ko rek continuer jaar ci fi mu bëggoon ñu jaar ci di liggéey voilà ba yàlla agsi lañu fii tey voilà ci CCBM mu nekk ba léegi benn groupe boo xam ne nii liñ ci employé fi ne nii parce que jege na 1000 personnes et tamit CCBM mi jur lu bari parce que bari nañu jaar ci ñun génn nekk ay chef d'entreprise bari na tey ñoo xam ne nii ñun ñoo doon liggéey ak ñoom di leen jox ay produits mais tey tamit yàlla def na ci suñu loxo la ko jaarale ñu nekk ay grands industriels et grands commerçants la. mais bu ñu déggee Serigne Mboup doomu daara jaar Koki tey ñuy wax wàllum daara ak yooyu réellement nit ñi est-ce que mën nañu xam lan ngeen fa dund Koki googule. non Koki xam nga daara la ju ràññiku ci Sénégal liñ fa dund mooy li ci ëpp solo mooy ka fa nekkoon ka yoroon daara ji mooy Cheikh Ahmed Sakhir Lo dafa amoon pédagogie boo xam ne nii dafa neex a xool parce que dafa nekkoon sëriñ boo xam ne nii sëriñ la buy dund donga xam nga sëriñ bari na sëriñ yuy dund sëriñ ci seen biir donga seen biir taalibe am benn niveau bi di leen dàq li muy lekk di tëdd fu gën a nooy donga yi di leen fii dinaa def loolu moom def loolu moom au contraire ñun ñoo ko gënoon neex dund ñoo ko dàqoon fu ñu dëkk ci ay étage li ñu dëkk lool yàlla nit ku baax moo ko tabaxaloon moom mu dëkk ci néegu ñax lekk gi tamit lañ daan lekk lay lekk wala au moins mu gën ñu mettre li ñu lekk di donga yi daan solee mbubb yu tilim du mbubb yu salte xam nga tilim ak salte c'est deux choses différentes tilim mooy sa ñaq mën naa nekk si yére ba mu xaw a kii mais tilimul da nga ko daan gis ñaari mbubb la amoon yooyu la amoon mais amoon ouverture d'esprit aussi mën na nekk donga woyof ci suuf ba nga xam ne nii danga naan kii dara waaye nag bis boo ko bëggee woon yaay kan mu woon la ne rek ku dëgër la ndax gis naa ko ci ñaari situation yoo xam ne ni benn bi dafa woyof ba toog ci suuf tëdd ci suuf beneen bi mu dis gànn parce que boobu sax laa expliqué Abdou Diouf dafa ñëwoon ci dëkk ba ñu ne Abdou Diouf dana ñëw ci daara ji nga toog ba mu yàgg ñu ñëwaat ne ko Abdou Diouf di ñëw dafa am empêchement da ngay dem fekk ko mu ne mukk lu dem Abdou Diouf bu yàlla bëggee ci moom dara lu wax dana ñëw fekk ma si ci daara ji ñu dem wax Abdou Diouf ñëw fekk ko ci daara ji mu ne ko waxoon naa ne bu yàlla bëggee taxaw mu wax ko ñëpp ne ko bu yàlla bëggee nammee ci yow lu yiw da nga ñëw ci daara ji c'est-à-dire xam nga ñaar yooyu dafa nekk koo xam ne nii noonu ma la ci waxoon daal parce que bari na jamono ji tey bu ñu ne lee président mooy ñëw nee na nga ñëw fekk ko sax ñëwal sax nga départ waaye moom daf ne déet fi mu nekkoon ak fi Abdou Diouf nekkoon matul 2 kilomètres ñu ne ko demoon mu ne du dem moom du génn daaraam voilà ndax moom moo ko waxoon ne dana ñëw kon na ñëw. coow liñ doon dégg ñuy wax ni dóor nañ ab donga wala jéng nañ ko tey yéen ñi nga xam ne yéen a jaar Koki est-ce que coow li dépassé wu leen trop bu ngeen déggee li nga xam ne noonu la ko Sénégalais yi apprécié woon. waaw mais xam nga loolu du événement kër yi ñu ngi dóor muy ku nekk muy intellectuel bi yeeg mooy ku ndaw gi yëpp loolu gënul mais du loolu mooy événement xam nga
suñ defee dara ci fenn suñ ko defoon tey ci fenn du am problème mais bu dee daara rek ñu indi problème bi daara yaakaar naa sax affaire bi du dóor jéng la. jéng bi dama dégg waaye nit ku wax lu am solo mooy ñun de biñ nekkee Koki jéng daawul problème ci ñun. c'est pas nañ laa jéngee est-ce que. baax c'est pas pour humilier c'est pas pour humilier man danaa la wax niñ ma jéngee du dama daan daw sax dawuma dama am koo xam ne maa ngi moom toujours dañ daan xeex rek. xeex rek gars yi nañu xaaral léegi ngeen gën a mën a xeex takk jéng sama wet takk jéng ci wetam nañu xeex leen waaye foofu la xeex ba yem. parce que bañ ci nekkee maa ñun ñaar pendant genn wàllu jour mu ngi ñu nekkee xarit ba yàlla moo def tey xarit googu ba léegi kooku sama xarit la. jéng bi tamit su fekkoon dañ lay xam nga jéng tëj la ci néeg nga bañ a génn moo gën a métti jéng xam nga tey ki nga bañ mu daw mën nga jëlum néeg nga ne ko ràcc tëj nit ñi dañ koy def fii ci kër yi mais kooku da nga tëj nit boo ko tëjee ci néeg da nga tëj xelam. mais daara yi léeg-léeg jéng yi ne dañ la koy takkal pour nga bañ a daw yaa xale yi génn ci mbedd mi di dox di ànd di dem parce que dañu bëgg doo sori mais nag jamono bi dem na foo xam ne nii du fait que évolution am na xam nga bu njëkk nit ñi dañ daan jàpp jaam nit ñi dañ daan dóor dañ daan def lépp àdduna nag moo dox soo àdduna doxee nag ba loolu lu waaye dëkk bi nangootu ko leneen nangootu ko sëriñu daara yi nag war nañoo xalaat yeneen façon xool pour moytu fitna loolu ndax même bu dee parent bi moo ko digle même moo gën ci xale bi te boo ko defee mu indi fitna nga bañ ko def. buñ jugee Koki sax ñu ñëw ci diwaanu Ndakaaru fi nga xam ne bokk na ci sa jaar-jaar ndax ginnaaw boo jugee Koki fi nga ñëw comme ni nga ko waxee ginnaaw bu leen seen waajur woowee di Baye Bara Mboup ngeen doon fi liggéey boobu yan anam la woon réellement ba mu ëgsi ci CCBM. waaw noo xam nga liggéey bi moom Baye Bara Mboup moom dafa commencé woon Kaolack la commencé woon liggéey Kaolack la commencé woon doon jaay tissu et mu ràññi ko ci woon bu baax. ci la jaar ba ñëw fi Dakar duggoon ci activité yu bari nag liggéey bi tamit comme ni nga ko xamee liggéey la rek mooy fexe ba jubal fexe ba ku jënd ci yow fexe ba kontaan ñëwaat fexe yow tamit li ngay jënd ci bitim réew nga fexe ndànk di ko fabriquer fii di ko def ba agsi ci liggéey bi voilà liggéey bi yoon la rek liggéey la. voilà ñenn ñi jàppee ne yoon wu yomb la wu nga xam ne seen waajur la ko tracé nga ñëw jaar ci buñ joxee Serigne Mboup comme exemple ci ñu nga xam ne dañu fee tekki yóbbu seen bopp ñenn ñi jàpp ne dañ koo yóbbu waaye du moo fa àggal boppam. waaw man nasru illaa min indillah xam nga nit moom lu mu mën a doon ndimbalu yàlla la waaye nag dañuy ndimbal na ca fekk loxol borom. est-ce que sonn nga ci. bu baax ba tey maa ngi sonn yaa ngi gis kañ nga ma invité maa ngi nii di mën a ñëw di def émission bi waaye li ëpp solo rek mooy li ñuy wax ne kii mënante fi amut ndimbalu yàlla moo am yàlla moo bind ay doomu aadama su gàttalee ay xel ba nit ki nga xam ne nii du gis wala mu gàttal xelam ba nga xam ne lu mu jéem sax du sotti yàllaa ko def rek su la yàlla mayee xel ba nga xam ne nii yow yaa ngi xalaat yaa ngi def sant ko yàlla man noonu laa ko gisee. waaw te du man rek am na ñeneen ñoo xam ne yàlla may na leen lool mais ni leen ko yàlla mayee noonu la ko xañee ñeneen waaye yooyu yëpp nag da ngay jël lépp rek nga ne yàlla moo la may lu tax sax nga mën a am fitu jëm jóg ndax bari na ñoo xam ne nii am nañ ngóoru trop am nañ bëgg nañoo def mais léeg-léeg bu ñu jógee seen kër bëgg a dem rek duñ mën a dem waaw tayel da leen di jàpp duñ mën a dem kon ku yàlla may lool rek da nga koy sant yàlla. parcours boo xam ne def na ko moom Serigne Mboup nekk itam nag opérateur économique boo xam ne ràññee nañ ko lool ci biir réew mi waaye fa ñuy dugg moo di itam événement yu nga xam ne yéen a ngi koy jub mu di ay foire ak yooyu foire boobu est-ce que tey ban solo la mën a am réellement ci askan bi. waaw xam nga Kaolack dafa nekk dëkk boo xam ne nii. daanaka mën nañ ne Kaolack foire ko tax foire la. Kaolack dëkk bi ci boppam colon yi bi ñu ñëwee dañu fekk fa port ba. ñu def ko comptoir commercial xam nga comptoir commercial rek mooy foire mooy fexe ba ñu fa dajaloo am jënd ka jaay am qualité de vie am lépp loolu moo indi tey Kaolack mu nekk mix culturel Kaolack nit ñi dañuy jóge fu ne ñëw Kaolack dégg nga ci biir Saloum la nekk mais dëkk Kaolack dafa mujjoon nekk dëkk commercial léegi nag dëkk bi ñëpp xam nañ ne vers 1900 mooy dëkk yi gënoon a joué ci Sénégal yi gënoon am doole emploi économique yëpp moo ci gënoon am doole léegi ñu dem ba mu yàgg nag mu xaw a dellu gannaaw du wàcc léegi nag ñun chambre de commerce bi nga xam ne nii li ñu dénk mooy jàppale opérateur économique yi pour ñu mën a gën a doxal seen liggéey ñu redynamiser ko jàpp ci port bi defaraat port bi ba port ba buñ ngeen bañ fay ñëw ñetti bateau daaw fa ñëw par at fi ne nii dañuy am ay lu mat ay 300 bateau
bari na ay produits yoo xam ne nii dañ koy exporter port Kaolack ni nga koy gisee nii port Kaolack actuellement c'est le deuxième port du Sénégal bu njëkk Ziguinchor moo ko rawoon mais dem na ba romb Ziguinchor comme port. léegi nag ñu gis ne pour gën a développer dëkk bi il faut que ñu créer foire dana permettre nit ñi jóge ci àdduna bi nit ñi jóge ci biir dëkk bi def échange voilà suñ defee échange boobu nag loolu mooy créer dynamique boo xam ne nii dynamique économique boo xam ne nii mën a nekk commercial mën a nekk industriel mën a nekk touristique mën a nekk éducatif mën a nekk social mën a nekk lu mu mën a doon daal. lan moo tax mënul mel ni bu Dakar ndaxte yu daaw yi ak yi nga xam ne ñoo jàll am na ci ñu nga xam ne dañ leen ko doon critiquer xam nga gis ngeen ko wala déet maanaam xumbeel bi dafa xawoon a des lu tax ngeen di ko defee ci anam yooyu. non bien sûr daaw foire bi xam nga ay waay gu ne ngi am waay la kenn mënut a wax ne ñëpp baax na mais foire bi chaque année day yokk c'est-à-dire amul kenn ku critiquer ñun dañu fa bi ñu defee suñu enquête de satisfaction 88% ña fa installé woon nee nañ bëgg nañoo dellu si te tey ñoom ñëpp dellu si waat nañ parce que daaw 700 stands dañu am mais ren danañ passé 1000 et vraiment su dee visiteurs yi année bi bële passé ñi nga amoon 200 000 visiteurs année 2019 ñu am 300 000 visiteurs au moment électoral campagne électorale donc année bi on attend plus. est-ce que desul kon ginnaaw Dakar niñ koy defee des fois concert yi jël ay waykat ak yooyu guddi gi ngir visibilité bi gën a dox ndax bu fekkente ne loolu yëpp ma ngi fay am te xëy na am na ñoo xam ne itam yëguñu foiru Kaolack comme niñ koy yëgee ci Dakar. non xam nga le fait d'organiser foire ak Kaolack loolu lañ war a wax ñi koy liggéey chapeau jàmbaar ngeen parce que du man rek le fait que organiser foire ak Kaolack. foire Dakar existe depuis des années et Dakar est différent de Kaolack. Dakar tey dañ ko doppee économie bi Kaolack ñun dañu am programme bu riche boo xam ne nii bu riche bu professionnel c'est-à-dire premier jour dafa am joŋante togg cosaan am na ay concert am na fitness show xale yi ñëw def sport en musique am na lépp am nañ vraiment mënu ma la divulguer programme bi mais li may ñaan rek mooy yéen Walfadjri daanaka génn wàllu Kaolack ngeen dëkk que vous soyez ngeen ñëw ci foire bi da ngeen gis. kon waa Dakar ngeen di concurrencer daal. non du concurrence xam nga Sénégal on ne peut pas dire qu'on fait la concurrence y a pas de concurrence on est dans un pays dañoo nekk ci benn dëkk boo xam ne nii pour mu mën a dox il faut gox bu ne dox comprendre nga ni ma la wax garab la mooy Sénégal soo amee benn bànqaas boo xam ne moo taxaw te de 10 garab bi day daanu ci kawam. une concurrence ñun li ñuy def mooy Kaolack lañ dëkk si le président de la chambre de commerce de Kaolack dañu bëgg Kaolack Dakar mënuñ ko jël ne Dakar mooy Sénégal. dernière fois maa ngi dem ubbi benn foire ba mi ngi dox bu Saint-Louis fii sax dañ leen a encouragé jàpp leen pour ñu mën a ubbi def foire demee Ziguinchor dana ko def foire Dakar la chambre de commerce actionnaire c'est-à-dire aujourd'hui ñun xam nga lan moo ñu intéressé mooy les opérateurs économiques mën naa ñëw parce que ñi nekk foire Kaolack ñooy ñëwaat fii waaw mais Kaolack dafa am wàllam ci Sénégal wàllam lay jël wàllam lay dabaat. wàllu woowu la ngeen di ko jël tax itam ngeen dugg ci langu politique gi ñu doon dégg Serigne Mboup opérateur économique xëy rek dégg mu ne day laaj mairie bu Kaolack réellement kañ la sa ambition politique door. xam nga ci loolu ma leeral ci ñun politique ñun dañoo jàpp ñaar mooy la mairie du poste politique. politiciens yi ñoo ñu ëpp fayda dem jël ko mais poste citoyen mooy tey dafa war a nekk un conseil municipal moo xam ni ñëpp ci nekk am ay intérêt ci dëkk ba ànd defar dëkk bi te defar bi ñuy defar dëkk bi du opposant mooy transfert de compétence la état moo lay dénk te obligé de liggéey ak état. comprendre nga noonu la bëgg a wax ñaar ñun noonu lañ ko bëgg a gisee su fekkee politicien dañ ko jël comme def ko poste politique mbiru maire yi day mumbaay yooyu déedéet ñun dañ ko jël comme entreprise bu ñu war a teg di ko liggéey gis nga dëkk bi ëpp doole ci àdduna bi ci dëkk bu ndaw Singapour daanaka dañuy jàngal waa Singapour entreprise te gis nga sax politique dañ naan politique nañ koy waxee c'est l'art de gérer la cité xam nga gérer mooy la gestion parce que dëkk kenn du ko politique yi dañ koy liggéey boobu da nga jàpp ne dafa des moo tax nga bëgg a soobu ci mairie bi. du question dafa des c'est-à-dire damay jàpp ne jaaraguñ ci yoon wi sax bañ naan dafa des. maanaam Kaolack doxul.
doxul ci ni mu war a doxee. maanaam waaw xam nga ku mën a daw 500 à l'heure nga di ko dawal 30 à l'heure mi ngi daw mais dawul ni mu war a doxee. lan moo ko wala téye nga war a jël tout droit pour dem fa nga jël gauche parce que y a beaucoup de tiraillement politique y a beaucoup de tiraillement c'est-à-dire nit ñi fay ñëw di politique dañuy ñëw pour wut fa ndombal tànk lañ fay wut pour mën a ñëw ci président wala ba fi nekk pour mu jox leen yeneen poste ay poste conseil d'administration ay ministères et tout ça ñun on n'a pas besoin de ça ñun amul benn poste tey man sama bopp laa wax bu ma état mën a jox bu ma amal njariñ man li ma amal njariñ mooy comment on peut faire Kaolack ñu développer ko activité économique développer ko ma am ci sama fierté et j'ai mes entreprises dedans yoo xam ne nii du mairie bi moo koy doxal entreprise mooy su l'économie doxee comme Sénégal économie Sénégal bu doxee ku ne da ciy bokk ku ne da ciy am wàllam voilà parce que économie Sénégal bu doxee journaliste yi sax dañ ciy gis seen wàll kon boo nekkee ci dëkk war nga bokk waxuma ne man maa ko mën a doxal mais war nañ bokk indi suñ savoir faire en tant que opérateur économique sëriñ bi indi xam-xamam en tant que social culturel keneen ki indi leneen keneen ki indi leneen ñu bokk benn conseil municipal boo xam ne nii xam-xam dana fa génn ñu gérer dëkk bi état bi jàppale ñu. mais ña fa jaar bari na mën nañ cee citer sax ku ci mel ni Abdoulaye Diack ma nga xam ne année 90 yi ca kaw ba 2000 jamono jooju moo nekkoon ca mairie ba tey soxna nekk fa mu di Mariama Sarr am coow yoo xam ne ñu ngi koy dégg nga tëbatëb di laaj mairie bi ndax moom nga jàpp ne xëy na moo doxalul la mu war a doxal. non ñun xooluñ sax ñooñu ñun dañoo am ambition pour suñu dëkk te am nañ beneen façon gis-gis kenn waxul na ñoom liggéeyuñ mais ñun on peut faire beaucoup plus que li ñuy def beaucoup plus ça on a rien à voir fi ñu xool ak fi ñu xool bokkul ñun dañuy xool foo xam ne nii bu ñu ko defee économie bi dana dox état bi gis ci boppam li ëpp solo moo suñ vocation numéro 1 mooy fexe ba ndaw yi am liggéey gis nga liggéey moom rek moo mën a sauver dëkk foo dégg ñaan la manque na sécurité rek ñaan dëkk bi amul sécurité rek xamal ne l'emploi mooy cause bi. mais taaru dëkk itam on nous dit toujours c'est bien de combattre quelque chose mais attaquer les causes yoo xam nga ne dëkk bu ñëpp di liggéey amul agression kiy agressé lu muy wut gerte sa alal bu amee lu mu dundee lan lay agressé. mais dëkk itam set gi ca la bokk bu ñuy wax Kaolack tey ñu dem ba defal ko benn identité maanaam ci ak calte itam loolu yaakaar naa war na nekk lu ngeen di attaqué def ci nekk c'est-à-dire li ma lay wax rek ñàkk liggéey moo indi loolu lépp te cetu Kaolack tamit man duma ko cautionné Kaolack saltewul c'est comme du Almadies gii moo gën a salte Kaolack man duma xas sama dëkk am na endroit yu salte waaye lu mu salte nit ñi ngi def seen wàllu ko nit ñi salte nit ñi soo duggee seen kër doo fekk mu salte doo fekk kenn këram nga fekk fa mbalit mais nit ñi fañ mën a yem mooy génne seen mbalit ci mbedd mi mairie bi wala état bi mu war a jël mbalit mi on paye nos taxes on paye tout ça pour que l'état jël mbalit mi mais nit ñi mënuñ setal mbedd mi nit ñi mën nañ def comme ce que le président de la république de wax ñu def clinique day dajaloo mbedd mi dimbali état bi parce que dañ koy dimbale du rôle citoyen sax jóg mais dimbali état bi den mais buñ paree rôle de la municipalité mooy jël mbalit mi traité ko. kon kay ña ko war a traité mu di Mariama Sarr kon doxalul li ngay bañ a wax. bon xam nga mën naa ko wax bien sûr parce que il n'a qu'à prendre ses responsabilités man waxuma ne Kaolack dafa salte yow yaa constaté sa bopp dafa salte mais man sama bopp gisuma ne salte na man en tout cas quartier bi ma dëkk muy Ndorong salte wul mais su fekkee Kaolack salte na nangam la responsabilité totale c'est l'équipe municipale. voilà kooku moom su fekkee salte na comme ni nga ko waxee c'est l'équipe municipale c'est vrai que bàkkee nañ ñu ko. kon man suñu nekkoon maire dañuy fexe dëkk ba set fexe dindi identité boobu parce que tamit dañu ko bàkkee trop mais dañ ko war a dindi xam nga dañ daan wax Rwanda boo fa demee ay yaxak yi ngay mbedd fi ne dañoo dindi identité boobu. New York ci boppam am na temps boo xam ne l'agression est pire foofu New York dañul mais dindi nañ identité bi. est-ce que dina nekk tey yoon wu yomb ci Serigne Mboup mu tëb rek daal di dugg ca mairie bu Kaolack ginnaaw bu mu jógee chambre de commerce ak yooyu te xamuñu ko woon ci wàllum politique trop am ay gaynde yoo xam ne moo nekk ca dëkk ba. mais gaynde amul loolu population bi ñooy décider gaynde lu mu rëy su gisul lu mu lekk lan lay nekk gaynde su gisul ku mu man su nekkee ci biir gayndeem lan la man xam nga gis nga y a pas de poids politique xam nga kan moo am poids c'est la population. gis nga man damay contre sax ñi nga xam ne nii
da ngay xëy tey bëgg maire ñoom ñu bëgg maire ñu di la noonu luñ lay noonoo yow lu sa yoon. mais di nga ko dund moom mais xam naa ne instant bi moom mais dama ne la wax ne. man du ma noonu samay adversaire man damay dem fexe seeni nit ma jël leen man ñoo may intéressé adversaire bi ne m'intéresse pas parce que moom benn kartam la am. ça m'intéresse pas gisuma lu tax nga naan kii gaynde la kii xar la kii nag la wala ko man di doon essayer ngeen def débat bu baax boo xam ne ni yow da nga convaincre da nga gis koo xam ne ni comportement bi mu yor di noonu nit di xeex moo koy ñàkk loolu bari. Mariama Sarr nga fa Baye Ciss Ndiaye Rahma ak ñeneen ba ci Mimi Touré mi nga xam ne sax ñëpp xam nañ doole ju mu am ci kaw nguur gi te yaakaar naa mairie bu Kaolack itam nekk na loo xam ne dina ko soxal. waaye man maa nga fa sëriñ bu ba nga fa aussi. te sëriñ bi moom dina mën a daan. sëriñ bi ba nga fa comme ñoom rek on verra c'est la man bëriwuñ du ñun ñooy bëree sanguñ ci langue politique gi. c'est la population Kaolack mooy choisir kan lay def maire. ñooñu ñoo intéressant mais du nit bi moo intéressant c'est-à-dire léegi maintenant li ci des nag mooy capacité nit ki ak jaar-jaaram ak yaakaar bi nit ñi am ci moom. c'est tout loolu rek la. mais bu ñenn ñi wax ne Serigne Mboup dafa yéex a ñëw ndax Kaolack yàgg nay dund ay jafe-jafe ñu bàyyi ba mu soxla mairie bi doog di ko gis muy def lu nga xam ne maanaam dimbali ñi lorule ci mbënn meeg yooyu nekk comme si ku nga xam ne mairie bi la soxla rek tax mu bëgg leen a dimbali ñoom ñu nekk ci jafe-jafe. non on l'a toujours fait. c'est-à-dire xëy na nit ñi on l'a toujours fait ñun première bu fàtte ne li may def Kaolack actuellement je faisais la même chose amul différence 2012 bi marché Kaolack lakkee. kan moo taxawu marché bi kan moo leen jàppale amul dara c'est-à-dire tey xëy na dañoo gën a rendre nos actions visibles mais y a rien qui est différent lu ñu daan def amul dara lu ma yokk ci li ma daan def bi ma bëggul maire ak léegi parce que j'ai toujours été un bon citoyen un bon Kaolackois pour au service des Kaolack amul dara lu changé te li may wax Kaolackois xam nañ ko dara xanaa léegi maa ngi wax ne damaa bëgg maire maa ngi wut ay électeurs mais gisuma su dee ci social su dee ci liggéey su dee ci jàppale su dee ci présence de gisuma dara lu changé que ma bàyyi ko suba ak ma bàyyi c'est la même chose gisuma différence bi. mais même li nit ñi di yaakaar ne daf ma jëlal temps bu bari yàqal ma sama liggéey non gis nga politique boo ko defee ci dëgg. ak na nga ko daan defe nga def ko gisuma différence. mais bu ñu gisee nga créé woon kuréel gu ñu dippee Kaolack ma fierté xëy daal di defaat ànd defar Kaolack ak yooyu ndax mbir yi dafa soppeeku wala déet. c'est la même chose on reste toujours Kaolack ma fierté kooku dama ne ñëpp ko bokk ànd defar Kaolack ñëpp ko bokk donc c'est des slogans rek tout ça c'est des slogans comme ni président génne cleaning day comme ni président génne fast track c'est des slogans li ëpp solo du turu bi du dara li ëpp solo mooy li ñu wax mu feeñ ci ñun. mooy fierté Kaolack mooy xam nga Kaolack waa dama koy wax turu nit ñi danañ am fier dëkk Kaolack mais ils n'exposent pas leur fierté c'est quoi c'est de dire que Kaolack saltewul c'est de dire que Kaolack tàngul voilà comprends nga li ma la bëgg a wax c'est de dire que on a l'espoir pour ramener Kaolack c'est de prendre jël ay initiative yoo xam ne da nga naan am na benn kilifa bu ma ko wax ne ma je n'ai jamais musuma imaginer ne en dehors de Dakar mën nañ fi organiser foire bu ay nit ñëw mais tu l'as fait ma ne ko dara yonent yàlla Ibrahima bu ko yàlla di yebal Màkka y avait rien xeer rek fa nekkoon Sëñ Tuubaa bi muy gor Tuubaa dara néew foon kon doomu aadama mooy def dara du dëkk mooy defar nit doomu aadama gis nga Dakar gi am na loo xam ne bu ñu ko rocci woon rek Dakar gent ay nit a ko defar ba mag si fii buñ ko rocc woon balaa ma 50 ans Dakar gent mais bu ñu gisee ñi nga xam ne ñoo jot a jaar ay opérateurs économiques wala ñoo xam ne xëy na yàlla may na leen as tuut ñu dugg ci politique fa ñu mujjee ñenn ñi dem nañu bañ di leen taqal ci ay dossier dugal leen prison ñaaraluñ ko kenn am na ñu nga xam ne itam yeneen galgal mi ngi ci suuf lekk nañ seen i koppar voté luñ leen est-ce que tey Serigne Mboup du tiit ci loolu. non xam nga ne Serigne Mboup na def attention ci loolu mais tiit ci loolu duma ko def parce que bu fekkee yow li ngay liggéey da nga ko teg ci yoon. defoo dara. gisuma lu tax may tiit ci loolu. waaye nag je dois faire très attention pour bañ li dal ñooñu dal mais loolu du opérateur économique rek. y a des politiciens yoo xam ne ni ay enseignants lañ y a des médecins y a tout yoo xam ne ñu dugg ci politique am ci ak ndog. y a ay sëriñ yu dugg ci politique am ci ndog am na ay opérateur économique yu dugg ci politique am ci ndax mais li may wax rek. man duma ko xool comme politique niñ koy politiquer suñ ko xoolee ni sëñ Fallou doon wax waaye ne ko politique mun a am po la tigi su fekkee yow da ngaa jël politique def ko am po am dajekaay ñu tàcc lu ay dëgg-dëgg ay nax-naxi
soo naxee nit ñi ba jeexal nga nax sa bopp. lekk koppar it xaj na ci de jëli koppar yi sëriñ boobu yëpp wote jot nga dem sànnil ko parti politique yi. waaw mais loolu bu ma ko nangoo ma def ko xam naa conséquences yi mais man de wax dëgg yàlla sama alal fa ma koy dugal danaa ci am yàlla ndax li ma ci njëkk di def mooy lu neex yàlla mais waxuma tamit ne damaa jox nit sama alal daf maa war a woteel par force déedéet dafa am ñaari affaire yu bokk man dama bëgg ki may woteel nga woteel ma ci conviction bi ma lay wax alal bi kenn mënu la wax ne la soo joxee nit alal bu diggee ci kees gi dana la woteel alal voté wul xam nga lan mooy wote nit ki li nga ko wax yaakaar bi am ci yow ak mu gis ne yow boo toogee fii ëllëg dana yaakaar ne ëllëgam dana soppi man de yaakaar naa 90% ci ñuy voté nit loolu la ñu am yaakaar wala ñu voté nit par appartenance diw moo ma neex sama mbokk la sama loolu la waaye am ma jox la xaalis corrompre la te bëgg ma laa woteel mu dugg ci kii woteel la moi je pense que yaakaar naa les politiciens ils n'ont même pas 10% ci loolu. mais bu ñu gisee fi nga xam ne fa nga jaar campagne chambre de commerce bi gis nañ jigéen yoo xam ne amoon na ci wàllum dragage port bi ñu gën ko yàkkali ak yeneen yu nga xam ne askanu Kaolack jàpp nañu ne ba léegi gisaguñu carrément effectivité bi ak la nga xam ne moo di cœur de ville ak liggéey ba nga xam ne moo fa nekk tey est-ce que kon dinañ la wóolu réellement ngir dénk la mairie bi boo leen baat. ñun amul dara lu ñu waxoon te defuñ ko ba mu mat wala ba mu ëpp ñun port bi gérer ko la ñuy def malgré dragué wuñ ko. fexe nañ ba di fa indi 300 bateaux par an mais dragage bi tamit xeex nañ ba état bi parce que du ñun ñooy dragué état mooy dragué xeex nañ ba drague yi ma nga Kaolack te yaakaar naa balaa yàgg nañ ko dragué. yàgg nañ ko déggee moom. waaye mais loolu nag bul jàpp ne ñun sax suñ chambre de commerce institution publique ñun port bi ñun moomuñ ko dañu ko dénk cœur de ville. gis nga ko cœur de ville moom dem na ba nga xam ne xale bu ndaw sax boo ne ko lu la gën a marqué ci Kaolack mu ne cœur de ville Kaolack tey soo fa demee da nga ko fekk chaîne télévision boo xam ni moom mooy première chaîne télévision bu dem installé ci région yi mënoon nañ ko installé Dakar soo xamee Kaolack daal jarul ma lay wax bilan sëriñ bi xam nga bilan boo koy décrire rek day mel ne du bilan mais je pense que ñi nekk Kaolack gis nañ. liñ fay def waxuma man dama ànd ak équipe am ñu may jàppale ñu nekk ko di def. kaw la ànd ci. mais tey sëriñ boobu cœur de ville googu sax fa la ñuy xaw a taxaw tuuti ndax ñi nga xam ne ñoo di équipe municipale bi jàpp nañu ne la ca war dëgg-dëgg amu ci maanaam li nga xam ne moo warloo sa digganteeg ñoom mu dee koppar yoo leen war di jox ci wàllum juuteeg yooyu daanaka dafa mel ni benn moomeelu sëriñ boobu la ak équipe am. non dañoo xamul li xew xam nga boo xamul li xew da ngay cœur de ville dafa nekk ñu doon ko tudde cancer de la ville dara newu fa woon tey jox nañ ko ay opérateur économique ñu defar liggéey mais ñooñu ñooy fay ay taxes ñooñu ñooy fay ay patente ñooñu ñooy fay juuti ñun xam nga la ñuy fay TVA la ñuy fay te loolu ñu ngi koy fay au niveau des impôts impôt sur le revenu ñu ngi koy fay au niveau des impôts employés yi nga xam ne ñoo fay liggéey ñu ngi leen di fay l'équipe municipale impôt moo koy retourné li muy am mais patente yi nga xam ne nii moom la commerçant yi di fay loolu commerçant yi ubbi seen boutique ñoo koy fay di ñun ñoo koy fay et loolu ñoom ñu ngi koy fay. loolu ñoom ñoo koy wax rek mais su fekkoon fayuñ ko ñoom la loi bi may bu nit fayul am na yoon woo mën a jaar doo toog ci média di wax naan sëriñ bu fayul awma ci droit. kon da nga jàpp daal ñoom dañ ciy wax nii rek ngir. taxal man dégguma sax ñu di ko wax xanaa yéen journaliste yéen a koy wax waaye man waxuñ ma ko parce que buñ ma ko doon wax dañ ma koy bind man dégguma ko de waaw. gis nañu ñenn ci ñoom moom di ko ñaxtu mais gis nañu itam leneen loo xam ne wax nga ko saa nga mu di télévision bi. télévision boobu nga xam ne moom nga créé mu nekkee ca Saloum ba léegi gisaguñu réellement lu nga xam ne indi na ko ndaxte journaliste ya fa nekk ñenn ña ngay bàyyi daanaka équipe ba nga xam ne ñoo ko dooroon am na ñoo xam ne nekkatuñ fi est-ce que kon tey mën nañ ko boole waale ci bilan. bien sûr le fait que mu nekk fa boo taalee léegi seetaan ko ña nga fa bon. le fait que am na ñuy ñëw di dem je pense que loolu du xas ci média du média sax Sénégal partout dans le monde les journalistes tournent muy ñëpp du ma tudd benn c'est vrai que am na tuuti problème sax du tuuti problème mooy am ay compétences yu nangoo toog Kaolack yombul mais li ma mën a xam télé baa ngay tàkk nit mënul na amee naa ko 1 mois de salaire loolu rek la mën a xam. waaye nit ñëw na dem na mënuma laa wax ñi fay ñëw wala ñu mën naa dem te loolu yaakaar naa su dee média loolu mooy defu média yëpp gars yi dañuy tourné rek ah. waaw surtout nag Kaolack mais l'importance mooy ña fay jógee
jógewuñ fa ba pare nekk mbedd mi taxawaalu wax dëgg yàlla suñ nekkee foofu Kaolack lañ dëkk ñu formé leen foofu bañ nekk bon c'est vrai que nag su leen gis nit jëlee ne leen kaay nga fay leen lu gën a bari loolu ñu dem kenn mun leen a tey ñu dem mais ñun télé bi defuñ ko pour wut ci xaaj defuñ ko wut ci pression mosoo dégg ñu di ci def ñu di ci def pression ci kenn wala ñuy xas kenn ñun dañ ko def pour mu nekk loo xam ne doon symbole Kaolack ba pare tamit mu nekk jàng soo gisee ci école yi la ñuy ëpp lu ñuy jël ñoom ñu ñëw formé fa jàng fa ba man fa mais kooku nag munoo ne ëllëg nag du dem feneen. dina la dimbali bu baax nag ci campagne bi quand même. télé bi. waaw mais télé bi awumul droit def lu mu dul defal keneen déedéet xanaa tamit yow dafa am régulation gis nga ko ci ñëpp mu Youssou Ndour wala Bougane yëpp bu ñuy campagne amuñ droit def loolu. télé bi même buy jël découvrir yoo xam ne nii. yaa réglementation mi ngi fi amul benn ñu bari na yaakaar ne télé léeg-léeg am bi da lay dimbali et tout non non man je communique beaucoup plus ci yeneen médias yi que ci sama télé nee naa la ba mu fa toog léegi benn yoon laa ci mas a am émission mais ñaata yoon laa dem TFM ñaata laa dem ñaata rajo am nañ ko fa mais mosuma ci wax je préfère communiquer ci média boo xam ne ki taxaw ak man di ma laaj dana am toute liberté pour laaj ma xam naa ne journaliste yi fa nekk tamit buñ amoon liberté dañuy am liberté laaj ma liñ ma war a laaj mais xam nga nit ki day am ci day des daal du des sax am nañ droit laaj ma lu ne mais kiy déglu ma naan ci terrain nekk dañu monter même boo convaincre dañ naan dañ koo combine avant ñuy def émission bi moo tax j'évite toujours wax ci wala ñuy génne samay affaire kuréel gi nga xam ne moom ngeen sos mu di mouvement ànd defar Kaolack lan moo ko wutale ak ya nga xam ne ñoom lañ fa doon gis ndax bëri woon na quand même ay kuréel yoo xam ne ña nga ci dëkk ba. dara wutale ko dara loolu tur la rek li ci des mooy détermination bi nit ñi am détermination bi nit ñi am rek moo koy wutale détermination bi ñu am léegi mooy defar suñu dëkk ànd defar suñu dëkk et exposer notre fierté développer économie bi. xam suñu histoire ñett yooyu mooy li am mooy defar suñu économie xam suñu histoire parce que nit ki tu ne peux pas être fier soo xamul sa histoire loolu tax ñu day jàngal histoire soo ko xamee tamit tamit exposer sa fierté foo toog ne man Kaolack laa dëkk te gis nañ ne vraiment nit ñi léegi awul benn jour bu may dem fenn bu ñu ne yow sama mbokk Kaolack ak yow waa Kaolack nga je vois ça waaw te bu njëkk daawuñu ma ko def. mais fañ lay gën a gis mu di wàllum inondation yeeg yooyu lu ci bari hôpitaux yi xëy na am na ñoo xam ne dañ leen di dimbali des fois wala di defar ay jéem a defar sax ay tali yoo xam ne xëy na yàqu woon na du ñuy gis waa ànd defar Kaolack ñu def. waaw xam nga kii dawul kiiwul fenn hôpital Kaolack ba ma leen njëkkee dimbali ba waxuma sax maa leen dama leen may oto foofu ma nga fa yàgg naa leen di jàppale yàgg naa ko def c'est-à-dire yooyu yëpp je pense que ko am. xëy na ñun bu ñu defee tey inondation moo amoon suba mën naa am leneen am fi ne nii li fi ñu toll tey moom mooy créer économie ci feetu 31 bi jour 31 bi Kaolack Kër Revit fa la ñëpp nekkoon dajaloo ñu def leen ay feux d'artifice ndax àdduna mooy lépp ànd àdduna dafa ànd ak bànneex dafa ànd ak tiis kon ñun daal Kaolack amuñ fa limite li ñuy def suba lan moo am mooy dañuy am benn programme ak bureau mise à niveau boo xam ne nii c'est les Allemands ñoo ko indi presque 1 milliard pour jàppale mise à niveau jigéen ñi vendredi am na marathon boo xam ne nii Banjul Gambie lañ jógee Sénégal Gambie ña ngi ci bon on fait tout vraiment ñàkkul su ñeneen def ci hôpitaux yi ñàkkul ñeneen ñi ngi def ci jàkka yi ñi ngi def ci daara yi loolu xam nga ko mais lépp ñu ngi koy def saa yu ñu solliciter ñu ngi tax ci foire bi am na stand boo xam ne ni stand médical la dañuy ñëw consulter nit ñi faj leen def leen lépp gratuitement y a plein de choses daal yi am ñun daal suñ bilan soxlawuñ média bi nag gis nga population bi ko yëg di ko gis bu décidé jot danañ décider bu ñu décidé autrement nag ñu xam ne kon ñun li ñu doon def baaxul wala population bi yëgu ko. lu tax candidature bi nga ko sampee ba léegi déggaguñu Serigne Mboup dal ci kaw ñi nga xam ne ñoo di ay adversaire am wala sax mu wax ci wàllum état dafa mel ni daal da ngay xaw a làqutu wala ñimee goo ko carrément ndax gis nañu la nga daw bootu ci ginnaaw président Macky Sall. non président Macky Sall bootu mu ci gannaawam. laa bootu ci gannaawam président Macky Sall mooy président de la république kenn mënut a defar Kaolack wala bëgg mairie Kaolack te doo wax ak président de la république te doo am yaakaar mu jàppale la parce que président de la république symbole la jàppale gum la jàppale mën na la yox plus d'électorat parce que nit ñi dañ ne président Macky Sall kat
bu jàppalee sëriñ boobu dana defar Kaolack. yeneen adversaires yi ñun dañ leen a bëgg a woon ne xas doomu aadama taxul nga am électorat waxal ne li mu def baax na mais ñun dañu bëgg def lu ko gën a baax waaw moo tax man duma ci xas kenn. mais tey bu la fekkente ne APR jiitalu la da ngay dem sa candidature bopp. bien sûr loolu kay du kii ndax je pense que li ñu gënaloon mooy créer coalition boo xam ne ni danañ mën a jël ñëpp bokk liggéey Kaolack loolu moo ñu gënal mooy première. su dul loolu comme waa APR gis nga du woon du man rek APR toujours a été wala PS wala PDS ñu def seen candidat ba pare am ko bokk seen biir wut kii mais man nag je te dis la vérité je ne suis pas APR dama ko bëgg a wax léegi duma APR soo ma nee ndax sa candidature bëgg nga président gemb la bëgg nga président jàppale la ma ne loolu rek laay wut. mais est-ce que sàpp nga ko ci moom wax nga ko verbalement mu dégg la ngeen toog nga wax ko. bien sûr wax naa ko ne ko maire Kaolack moo ma intéressé wax naa ko. ak mu jàppale la. wax naa ko daan ne ko maire Kaolack moo ma intéressé. ñu ñëw ci ba léegi ci wàllum politique bi comme ci la ñu nekk actualité bi dañ koy mën a traité tuuti wàllum dialogue national bi ñu ngi koy dégg ak blocage yu mu am tey bu nekk fekkente ne mën nañ la jàppee comme observateur koo xam ne yaa ngi ci réew mi di fi yëngatu naka nga gisee dialogue politique bi coow li nga xam ne ci la nekk. non suivre ma ko de très près wax dëgg yàlla waaye ndegam dañoo def dialogue dajale ay kàngam nañ xaar résultat bi dialogue nag sëñ bi commencement bi fa ma jaar am coow nag dialogue sans coow ban il faut mu am coow xam nga damay wax ne il faut que les Sénégalais acceptent que ay nit boo leen tëjee cib saal nga dégg doon ñuy coowoo ñu am ay idées yu différent su ñu amul ay idées rek comme ay animaux lañ mais ay nit dañuy am ay différent idées ay waxtaan ba dem ñëw déggoo ci dara loolu mooy jël bu leen déggoon suba ñu ngi xeex sax man dama ci manque d'espoir parce que damay xam ne c'est des gens yoo xam ne kenn ku ne am nga loo gëm mais léegi nag li ñuy xaar mooy résultat bi te résultat dana am yaakaar naa duñ dajale ay kilifa yu noonu ba pare ñu toog délai bi ñu leen jox ñu toog ils sont responsables danañ jox sénégalais yi danañ jox président de la république loo xam ne nii sénégalais yi dana leen doy loolu c'est sûr mais wax yi ci am ak kii wax na li mais c'est normal soo am lu woon doon lan lay jëriñ. Serigne Mboup tey en tant que njiital chambre de commerce faaw ñu dugg ci wàllum njaayum gerte gi ndax nekk na jamono ji loo xam ne daanaka bokk na ci actualité yi gën a marqué ak jafe-jafe yoo xam ne yenn ci ay baykat wala huiliers yi ñu ngi koy dund réellement bu fekkente ne yéen a ngi dégg ñu ne am nañ ay jafe-jafe yéen ban taxawaay ngeen ci doon amee wala moom ngeen ci war a am. waaw mais xam nga huiliers yi seeni problème mënul régler ci bopp baykat yi man j'ai été clair. mënuñ ne huiliers yi na baykat bi jaay produit am lu gën a yee tuuti pour que huilier bi mën a dox mënuñu wax ne huilier bi bu doxul employé mi am day am problème mais baykat bi mu emploi junni yoon c'est des millions de personnes huiliers yi ci Sénégal yëpp li ñuy employé matul 10 000 personnes léegi nag rôle de l'État c'est de xool lan lañ mën a def pour baykat bi jaay produit prix bu baax huilier bi jënd ko prix bu baax ñu jàppale huilier mu mën a jaay diwlinam prix bu baax kenn ku ne ñu jàppaleel ba nga mën a jaay prix bu baax mais bu kenn noot sa morom te ki war a am autonomie mooy ki bay gerteem ba pare yor yëfam nag ne lii laa koy jaayee te marché bi nangu loolu wala gis keneen ku ko mën a jënd bien que bu dee chinois la sax et après dana amal njariñ baykat bi man je préfère parce que buñ ko bàyyee naj baykat bi ba mun a ko jaay déwén du bay et ça devient catastrophique kon li may demandé mooy état na jàppale huiliers yi da leen subventionné. am na ku ñu gis daanaka ma nga ca biir saako bi mu di waa COPEOL ndax nee nañu dinañu dàq lu ci tollook 500 ci ay liggéeykat yoo xam ne dañ fa nekkoon ndax lañ defan ci ay prévision maanaam lu tollook 80 000 tonnes lañ wax ne moom lañ war a mën a am ren ñi ngi am 1600 tonnes loolu est-ce que du. jafe mais 500 nit da nga ko comparé ak millions yi nit yu bay seen gerte ba noppi man COPEOL ñàkk am gerte laal na ma parce que man maa ko daan jox foofu ci cœur de ville mu di fa stocké daana ma fay par weer. mais mënuma wax ne
man laal na ma lu tax COPEEL amul kon na baykat yi wàññi seen prix non c'est-à-dire kuy jàppale da ngay jàppale baykat bi mu gën a riche Sénégal bu ñu bëggee mu dox gis nga dama lay wax Sénégal bu bëggee mu dox nañ fexe ba ñee baykat gis nga baykat tant que ñeewuñ ko billaay Sénégal du dox lu tax immigration bi ñu ñee leen parce que dañuy gis ñu dem ñëw tabax kër mais nañ fexe gis baykat yi bay seen gerte yor oto di ko dawal def étage bu subaa ñëpp dem bay. bu ci Sonacos naree perte nag. bu ci. Sonacos naree am ay jafe-jafe. mais gañe Sonacos mooy gañe baykat yi yow munoo ci gañe ci bopp kenn koo xam ne moom day dee nu mën a nekkee mënul nekk c'est-à-dire aujourd'hui Sonacos moo war a fexe ba baykat yi gañe moom mu fexe ñu fexe ba mu gañe man li ma ko waxee c'est très simple état bi na jàppale Sonacos ba huilam bi mu di ko defar ñu di ko consommer fii suñ koy consommer fii buñ ne litre diwlin 2000 francs la war a jar sax yàqul dara na nit ñi wut 2000 francs yi ñu ko jënde baykat bi jaay gertam 500 francs xaaj bi génnul dërëm bi génnul gaal gi. mais déggul nañ la ci ay njëlbeen ngeen doon wax ne itam bu ñu leen ko joxoon sax ngeen développé ko yéen waa chambre de commerce est-ce que du xëy na kon lii ngeen doon gis muy ñëw. mais bu ñu ko joxee ñu développé ko on gère des entreprises tu sais que entreprise du rëyaay moo am solo entreprise gestion rek la gis nga ki nga xam ne nii boo ko joxee benn kees ku mburu mu doxal ko boo ko joxee entreprise bu mag te am ci njariñ dana ko doxal ki mënut a gérer entreprise bu mag boo ko joxoon kees ku mburu mu perte. secteur privé nga bokk est-ce que tey secteur privé wu Sénégal nekkul ci jafe-jafe. suñ nekkoon ci jafe-jafe réew mi suux neel ndax nit ñi màggee mën nañ màgg lu ëpp loolu wuy parce que secteur privé étranger bi leen di concurrencer fii seen réew dafa ñëw di leen jàppale ci suñ réew xam nga boo amee ñaari doom ñaari papa ak yaay kay ñëw ñu teel ko ñu ñëw ñu di ko sotle ci xeex te nekk ci sa biir di xeex kooku mënuñu fexe ba secteur privé bi jóge étranger di ñu ëpp doole mais quant à capacité quant à xel quant à ni ëppale wuñ ñu dara la ñu ëppale woon parce que ñoom sax bu ñu fi ñëwee ay sénégalais la ñuy jël liggéey loolu leen liggéey bi dem toog. ni ñu pàcc est-ce que du itam xëy na loolu moo leen xaw a affaiblir. du ci dara même étranger yi dañoo pàcc étranger yi ànduñ ñëw dañoo pàcc seen état moo nekk seen gannaaw. Turquie li ñuy def jam ñaajo yëpp c'est l'état turc moo jël xaalis jox Sénégal ne ko jox ko sama doomu réew soo état Sénégal jëloon xaalis jox ko doomu réew ñu def liggéey bi loolu la mais amul dara chinois yi tamit la même chose ay ñoom ànd nañ ñëw ñu en groupe affaire bi du dañoo àndul dañoo defal ni mënuñu ànd business entreprise c'est individuel c'est anonyme c'est nu mu mën a doon li am importance rek mooy état bi xam ne ay doomi réewam ñoo fi nekk ñeen ñi jàppale seen doomu réew di leen indi ci seen réew moom fi mu nekk mu jàppale leen ba nga xam ni ëllëg dana leen mën a jël yóbbu leen ci yeneen réew pour ñu mën faa nekk ay champion voilà parce que kenn mënul nekk champion ci àdduna bi te nekkoo champion fi nga dëkk. kon da nga bëgg wax ne dañ leen a xaw a seetaan. je pense que dañoo comprendre gul man je dis la vérité waxuma sax état même la population ne comprend pas nan lañ mën a jàppale entreprise et loolu du Sénégal rek Afrique gépp la. Afrique gépp ba léegi comprendre guñ lan lañ mën a def pour jàppale gis nga tey lii jus bi suñ ñu ko doon may mu dugg fi gratuitement ñu di ko naan jënd ko fii 1000 francs mu des ci économie moo gën mooy mi ngi mel na nga dajale ay nit rek dajale leen chaque jour nga jox leen ñu lekk rek ak nga bàyyi leen ñu dem liggéey sonn am seen xaalis jënd kon waruñu wax rek ne étranger yi mën nañoo defal lii mën nañoo def li ñu favoriser leen dama ko wax benn mu ne ma waaw sénégalais yi mënaguñoo defal autoroute yenn yi ma ne ko sénégalais bu ñu mënta defar autoroute kon waruñoo daw ci autoroute nañ bàyyi ba mën a daw defar autoroute doog ci mën a daw. waaw liñ mënta defar nag bari na moom. luñ mënta defar amul moom kay c'est pas defar moo ñàkk marché moo ñàkk luñ mënta defar amul Sénégal mën na defal avion sax lan mooy defar avion lan moo koy defar xam-xam Sénégal ils sont partout. tey lu seen association yi di jariñ kon association yi ngeen defar wàllum association des chambres de commerce club des investisseurs nangam ak nangam yu bëree bëri te tey ba léegi yaa ngi cité yi nga xam ne xëy na ay jafe-jafe la ci. waaw mais loolu ñu ngi ci looloo tax ñu di ci wax mais chambre de commerce institution publique la looloo tax ñu di ci wax mais xam nga bu njëkk daaw gis sax sénégalais buy jéem dara yow wóor na ne Sandaga boobu ma daan taxaw Lamine Gueye ba di ay naar libaane rek a fa nekkoon. mosoo dégg Sénégal bu ñu naan industriel la mosoo dégg Sénégal bu ñu naan mi ngi jaay oto mais mi ngi évoluer mais évolution bi nag mooy ñu ngi koy wax ñu ko def xëy na nag
dañu amaat leneen lu bees doo xam ne nii mooy ñi demoon dañoo dikkaat mooy tubaab bi demoon dañoo dikkaat waaye Sénégalais yi wax dëgg yàlla man gis naa ne soo comparé man bi may xàmmee ci liggéey ay 83 loolu ak léegi Sénégalais yi ci dañ gën a téye économie bi léegi nag booy wax grand projet yu mag yooyu état bi am na 2 choix su yàkkamtee jox ko ay étranger mais gënul ci économie bi. croissance bi day génn mais croissance buy dem la mais mën naa jàppale tamit Sénégalais yi Sénégal parce que gis nga tey man boo ma joxoon ne ma dañu war a fabriquer ay avion jox ma moyens yi mais damay dem seeti Boeing ña fa nekk ma débauché leen ñëw fay leen ñu liggéeyal ma ko amul benn problème. nga bokk ci Sénégalais yi jàpp que ni itam des fois marché yi ni ñu koy joxee Wade daanaka mi ngi ci doon xaw a dox ay jéego mais ñenn ñi jàpp nañ ne président Macky Sall. xam nga nee naa la Sénégal Afrique ñoo comprendre gun nan la ñuy defee seen i champion xam nga affaire bi boo jëlee nga affaire bi ñu wax rek nga ne la président Macky Sall rek da nga koy tooñ mais c'est le Sénégalais en tant que tel ki xamagul wala patriotisme bi ñu war a def nga xam ne nii da ngay gis sax boo rombee. bu njëkk da nga daan gis ñuy jaay ay orange ay tout ça nga dem ngay dem naan maa ngi dem ci gis nga ko daal Sénégal daal yaakaar naa colonisation bi moo ñu xaw a yàqal tuuti ba nga xam ne tey dafa mel ne lu jóge bitim réew moo gën ci ñun loolu dafa mel ne lu jóge bitim réew boo toogoon fii tey sax nga ànd nga taxaw noonu benn nit ko xonq di jaay dara wala di wax dara yow nga di ko jaay dañ naan nit ko xonq moo gën le c'est parce que loolu nag patriotisme ak suñ dirigeant yi ñoo ko war a def gëmloo nit ñi seen bopp je pense que réew am na réew yu koy réussir Rwanda réussir na ko Mauritanie gii ñu jege daf ko réussir Mauritanie gii daf ko réussir de ñu fonk seen bopp lañ il faut que seen bopp lañ c'est-à-dire loo fay wut tubaab ak jéeg ci am naar di ko wut naar bee koy njëkk a am. waaw loolu kat mënoo ci wax dara. mais tey leneen itam xëy na bu ñu waxee ba jeexal te waxuñu ko duñ ñu ko baal mu di jafe-jafe yoo xam ne gisoon nañu sëriñ bu am ko ak waa journal bii di L'As ba ci wàllum yoon am ci est-ce que tey fan la mbir yi toll dossier boobu. waaw ñoom dañoo dégg benn information bind ko. buñ ko bindee ma defal leen droit de réponse ñoom ñu jël ñu xas ma xam nga mënoon naa fayu ndax fii ma taxaw rek mënoon naa leen wax lu ma neex bu dee wax rek ku ne mën na ko waaye def moo ko dama ko yóbbu ci yoon mu ngi ci yoon maa ngi xool di déglu yoon. ba léegi ñu ngi ci ginnaaw bu ñu doon entendre suñu ñaari naataango yooyu. waaw mi ngi ci yoon waaw man déposé naa sama plainte def naa li ma yoon wax li ma sama réew may. def naa ko maa ngi xaar. mais li jaay ñenn ñi jàpp itam bu fekkente ne xëy na ñoom dañoo relayer rek ay information yu ñu leen jox itam est-ce que mbir mi jaroon na ko. waaw bu yoon ne li ñu def du dara man def naa li ma war a def ba noppi rek loolu rek la man sentir naa ne diffamé nañ ma sentir naa ne saaga nañ ma yóbbu naa ko te mën naa fayu bu baax. dégg nañ ne rek ngay xaw a mel ni luy menacé ki nga xam ne moo di Amadou Ba. mais damaa wax ne mën naa fayu parce que sëñ bi ku ne am nga lu ñaaw luñ mën a wax soo déggee yàlla di wax ne bu leen di. génnante ay ayib mooy doomu aadama yàlla daf ko binde positif ak négatif. mais ni ko presse bi traité rawatina kuréelu journaliste yi est-ce que daf leen a naqari parce que gis nañ ñoo xam ne ñoo ngi yow a ànd ñu ko doon mettitlu. waaw mais loolu moom Sénégal a ànd rek xam nga ñaari ganaar sax boo leen fekkee ñuy xeex danga ne danga ci faral kenn am na ñoo xam ne nii ñoom gis nañ ne li ñu loolu kooku lu mu def du liggéey journaliste am na ñu ko doon jàppale kooku moom doo ci bañ dara loolu amul benn problème. voilà mais man daal fi ma ci mën a yem mooy yóbbu naa ko ci yoon maa ngi xaar yoon décidé ci su yoon ne deful dara su yoon ne def na dara yoon teg ko daan. pour yoon def ko daan baal da ngay baal ki jéggulu xam nga wolof daf ne li neex mooy nga baal ki jéggulu wala nga may ki ñaan xam nga Sénégal léeg-léeg da ngay toog naan diw toon ne ma baal naa ko waaw comme neex nga def loolu dégg ngeen de lislaam waxuñu loolu lislaam nee nañ li gën mooy nit. su tooñee dimbalal sa mbokk bu tooñee ak buñ ko tooñee ñu ne lu ni ñuy dimbalee ku tooñ mu ne dañ koy dimbale ñu wax ko ne ko yaa tooñ teg ko daanu tooñ bi pour ëllëg du tooñati keneen ko gis tamit du tooñati mais moom bu sentir ni tooñul y a pas de problème. bari na ay waa Kaolack yoo xam ne xam naa ne jamono ji ñi ngi toog di déglu mbir yi tey ban xibaar nga leen di ban message nga leen di jox. ñoom ñëpp ñu ñëw ci foire ba. pendant 15 jours ñu ñëw. non boobu publicité la nag. waaw d'accord waaye nag jàppal na du publicité parce que foire bi ñan la amal njariñ mooy Kaolack waaye
ñun suñu rôle mooy organiser ko on gagne rien de ça mais li ñuy def moom mooy fexe ma nga xam ne Kaolack diggante boobu dana dund ay emploi ci am mais yéen journalistes yi sax da ngeen ci am publicité yu bari waaw information bi da ngeen ci am seen wàll kon kay foire bi ñëpp ko bokk ma publicité la wax la ne la ñëw leen ci foire Walfadjri dana fa nekk lépp dana fa nekk ñëw leen publicité ci Walfadjri tamit baax na ci. seen vraiment seen correspondant yi nekk foofu jàmbaar lañ. ñu ngi liggéey ak ñun bu baax a baax. ñoom Alassane Ba ak Yaya Guissé. Yaya Guissé waaw. ak Yaya Guissé. mais ginnaaw loolu itam mairie bi mi ngi fii. mairie bi Yaya Guissé sama yaaya la de. waaw d'accord wax naa la ko mi ngi liggéey ci ñun waaye sama yaaya la. waaw bu ko déggee dana la wax loolu. kon baax na mais mairie Kaolack ba itam xëccoo bi xëy na mi ngi bëgg a bari mais tey mën nañoo jàpp ne Serigne Mboup candidat à la mairie de Kaolack noppi na ngir dem ci. waaw candidat daal noppi na te danañ ko gañe incha allah. waaw incha allah. waaw loolu la ñu. kon daal fii ak 2022 moom monsieur le maire lay doon. non yàlla moo xam ñun wutuñ monsieur le maire man je resterai toujours Serigne Mboup. la mairie reste la mairie l'équipe municipale reste la municipale. waaye man resterai Serigne Mboup incha allah waaye dama ne danañ mairie bi danañ yaakaar naa ne danañ ko gagné parce que loolu lañ ci ñaan yàlla te yàlla tamit may ñu kattan buñ ko mën a liggéeyee ba yaakaar yi ci nit ñi am du tas te ñu bañ a am problème ak kenn même ñi fa nekk. tàggatoo ñu bàyyi la nga tàggoo ñi la doon déglu. di leen ñaan ñoom ñëpp tamit ñu ñëw ci foire bi rek leen gërëm leen sant wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuh. jërëjëf Serigne Mboup la woon nekk njiital ànd defar Kaolack nekk itam opérateur économique ñu di ko jaajëfal baax yéen itam di leen jaajëfal mbokk yi ci topp geeg teewlu bi baatu ñaamul baat Walfadjri di leen dig dajaal xames bii di ñëw ndem sopp na sunu borom waaw baatu ñaamul baat mooy la voix des sans voix ni nga xam ne noonu lañ ko bàkkee. loolu dëgg la ndax di ñaanal yàlla sunu kilifa Sidi Lamine wax dëgg yàlla sama xarit la bi may dem Kaolack dafa dem di wuti chambre de commerce ma ñuy tàggu ko dafa ma wax lu am solo dana ma inna minal birri an yasila ahadukum wudda abihi ci mbaax mooy nit ki dem topp sa cosaanu papa jàppale ma ci wax dama conseillé nag bari na ay système ay jafe-jafe yoo xam ne nii bu tàkkee rek bu ma ko waxee rek mu ne ma jaaral fii te bu ma ko jaaree gis ko di nuyu Cheikh Tidiane tamit gis naa ne taxawaay bi mu taxaw fexe na ba nga xam ne nii bi fii waajuram jógee mu taxawaay bu am solo maa ngi koy félicité bu baax di ko ñaanal yàlla dimbale ko mu yóbbu mbir mi foo ko papam wàccoon. yàlla na yàlla nangu ñaan gi ñu di leen jaajëfal yéen itam di jaajëfal ñi ñu àndaloon ñëpp Mouhamed Khali Ba mi nekkoon ci sottandikukaay gi di leen jaajëfal yéen itam ci topp geeg teewlu bi kon baatu ñaamul baatu Walfadjri di leen dig dajaal xames bi di ñëw ndem soob na sunu borom jërë ngeen jëf. soob na sunu borom jërë ngeen jëf. soob na sunu borom jërë ngeen jëf. soob na sunu borom jërë ngeen jëf.